jaa ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk bi ci gën a fës muy procès bu Boy Djiné Baye Modou Fall ñu doon ko amal tey jii ci Diourbel comme moom mooy di Boy Djiné kon dana xam rek fu mu féetee ci wàllub yoon ñaar fukki fan ci weeru mars lay doon procès ba nag jotoon na tàng nit ki tey jii ndax kookee di Boy Djiné dafa rek wax ne dañu koy sonal ci kaso ba di ko bunxataal di ko def yu metti awakaam nag nee na sax lu soxal mbirum Boy Djiné am na loo xamante ne kon manqué na ca mu jàpp ne nag kon it ci kaso yi am na loo xamante ne war nañu ko taxawee moom avocat moom moo ko wax dinañ jokkoo ak Babacar Diouf ci kanam tuuti beneen ponk ci biir xibaar yi ñeel ba tey wàllub yoon ak Ibrahima Dieng di takk der boobu nga xamante ne moom la ñu tuumaaloon ci mbirum drogue moom ak corom ak yaayu corom tey ji nag chambre criminelle bu Ndakaaru daal na leen kon setal wecc ci mbir moomee mu mel ni kon ñibbi na ca këram gannaaw tuuma yu tegu woon ca ndoddom ñu daal di ko ci setal beneen ponk ñeenti département ci bëj gànnaaru réew mi danañ am ay jafe-jafe ci wàllub dund ki ko xamle nag di responsable bu bureau d'appui ak concertation bi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllug kaarange gi ci dund gi di Soukeyna Chimère Diaw moo yëkkati yooyu kaddu ci diwaanu Ziguinchor ca ndax géej ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllug caada di acteur culturel yooyu ñoom nag mere nañu lool kilifa yi ndax nee nañ Roña Sud boobee la ñu soxla ndax ma nga ca loxoy takk derrière te nag bâtiment boobee ñu ne nag jëwriñ yi nga xamante ni moom lañ dénk wàllug caada moom moo ko moom loole nag gannaaw ab décret boo xamante ni président Léopold Sédar Senghor signé woon na ko ci atum 1977 wàllu tàggat yaram daan ci àddu ak 16e de finale bu Ligue africaine des champions ñuy waajal nag kon jongante boobee diggante Génération Foot lay doon ak Orea bu AC ñoom ñaari équipe yooyu nag ku nekk nag yaa ngay wax ni da nga def sa kéemtalaay kattan ba am ndam kon ci 16e de finale boobee Cheikh Tidiane Diaw ma nga foofu dinañ ci jokkoo ak moom mbaa bokk reportage boo xamante ni kon indil nañu ko mbokki ponk yaa ngi ni daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay bu ngeen taaxeeloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. jàngeen def ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbali ko ak procès bu Boy Djiné ni ñu ko waxee woon muy Baye Modou Fall ca Diourbel tey jii nag la woon waaye nag kon ñaar fukki fan ci weeru mars rek la ñu fas yéene kon atte procès la ñu fas yéene kon wax ko fu mu féetee moom moomee di Boy Djiné waaye nag jotoon naa tàng ndax kookee di Boy Djiné dafa ne rek kaso ba mu ne dañ ko fay sonal di ko toroxal lu ne nag ñu daal di koy teg kon ca moom moomee avocat am tamit àdduna ci dañuy dem ba foofee fekk ji fa Babacar Diouf bu dee mi ngi ci bu mu jokko bi Babacar Diouf nuyu naa la. maa ngi lay fay Fatou Kiné comme ni nga ko waxee noonu la procès bi tàngoon na lool fi nga xamante moo di tribunal de grande instance bu Ndiarème fi nga xam ne fi lañ doon àttee tey Boy Djiné fi moom nag bi mu ne tëll ci tribunal bi rek ab tiset bu weex la sol tiset bi nag dafa dagg ku ko dagg kenn xamu ko nee daal nee na li nga xam ne moom boo ko dagg nee na dañ koy bunduxataal ci biir kaso bi te nag di ko teg ay métital yoo xam ne nii moom mënatu la wéy di dund loolu ba tax moom dafa taxaw ci kanam procureur ak président tribunal bi mu ne leen li ngeen ma yore ci kaso bi mën ne metti na te war naa dakk loolu li yóbbante li nga xamante ne moo di président Macky Sall sax nee na ko moom t-shirt bi nga xam ne bëggoon nañ ko jox pour mu sol ko moom daal dana leen du ma ko sol yóbbul leen ko Macky Sall te mu wax mu bàyyi méttital bi nga xamante ne moom la ñuy def ñi nga xam ne mooy détenu yi kaso yi moom nag fi mu nekk nii 20 mars lañ koy jox atteb dogal boobu atteb tribunal bi ba tax fi mu nekk nii ñu ngi koy xaar wante président ki nga xamante ni mooy maître Babou di avocat moom yéy na yàgg addu ci li nga xamante ni moom mooy jàppin bi nga xam ne jàpp nañ ko moom di nee na fi nga xamante ni moom lañ ko doon xaar nekku fa Baye Modou Fall nit rek la te nekkul koo xam ne nii am na xatar am na xët-xët ba tax waruñu koo teg lenn loo xam ne daal lu métti la leneen li nga xamante ni moo di Baye Modou Fall ñu ngi koy teg ci kawam moom daal nee nañ ñetti fan a ngi nii mu nekkoon ko ci prison bu Ndiarème daf doon xiifal boppam te nag loolu da doon ñaawlu rek li nga xamante ni moom lañ ko jàppe ci prison bi nga xamante ni moo di Ndiarème soxna Fatou Kiné. ma ngoog Babacar Diouf ñu di ko jaajëfal bu baax a baax doon addu rek ni ñu ko waxee ci procès bu Baye Modou Fall ñu gën ko xam ci Boy Djiné kon ñaar fukki fan ci fàttali ak ci weeru mars ñaar fukki fan dana xam rek fu mu féete moom moomee di Boy Djiné beneen ci wàllub yoon di xibaar mu Ibrahima Dieng moomee nga xamante ne nag dana ko doon tuumaal ci wàllub drogue moom ak corom ak yaayu corom moom nag mujj nañu ko setal tey jii ba mu set wecc ci mbir moomee moom ak ñooñu mboole loon tuumaal
chambre criminelle bu Ndakaaru kon moom moo jël boobee dogal ci fàttali niñ ko waxee mbirum drogue kon la ñu ko doon toppee waaye tamit booloo rek di def ñaawteef naka noonu it di weexal xaalis moom nag la ñu ko toppee woon moom takk der boobee di Ibrahima Dieng. ñu wax ci mbirum Aïda Ndiong mi nga xamante ne moom it xëy yi setal na ko ba mu set wecc gannaaw tuuma nag yu ñu ko doon toppee bokk na nag ci lubal koppar awakaam nag di rafetlu nu mel bu baax a baax muy maître Seydou Diagne la mu xamle nag mooy yoon daal def na liggéeyam ci wàllu woowe ci fàttali kii di Aïda Ndiong nag la ñu ko toppee woon ci wàllu ko koppar xayma nañu ko ci ñeent fukki milliards ak juróom-ñaar ñu teewlu awakaam bi di maître Seydou Diagne ci micro Ibrahima Kane. yàlla def na si ndox mu sedd ba am na dëgg ci tuuma yi nga xam ni moom lañ ko teg depuis bientôt mat na ñeenti at ñu koy rafetlu di rafetlu liggéey bi nga xam ni justice sénégalaise def na ko si dossier bi liggéey boobu yëpp nag ñu waroon ko def wan état du Sénégal ak procureur spécial CREI yi ak waa CREI yi yëpp juge d'instruction yi que li ñu doon toppee Aïda Ndiong dara nekku si loo xam ne mën nañ ko teg si yoon. suñ demee ba procureur bi nga xam ni mooy moom la ñuy jàmmaar lool dem na ba wax ñun li nga xam ni mooy ñun moom la ñuy wax juge d'instruction yi nga xam ne ñii su fekkee attewuñu tamit ñoom dañu nekk ci diggante avocat yi ak procureur yi baat bi avocat yi wax moom la procureur wax te moom la justice ndax magistrat yi moom la ñu wax looloo tax ñu jàpp ni pour ñun mbir mi jeex na. ci Linguère moom maire ya ak député yi nga xamante ne nag ñoom ñoo fare kon ci nguur gi ñoom nag ñooy ŋàññi Idrissa Seck ak Abdoul Mbaye waaye tamit bàyyiwuñu Babacar Gaye gannaaw ndax moom moomee di Babacar Gaye nee nañ kàddu yo tukkee woon ci moom rafetlu wuñu ko kàddu yo nag jëm rek ci ŋàññi projet bu Ila Touba ñu teewlu Bassirou Ndiaye moom mooy chef de cabinet bu jëwriñ ji dénk lépp lu jëm ci biir réew mi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Modou Mbaye. tuumaal ji ñu teg ci kaw ministre de l'intérieur te kat kuy tuumaal dafay fekk ne ki ngay tuumaal dafa munut wala dafa nit ñi wóoluwuñ ko te bu dee munut ñoom opposition bi ci seen biir lañ nekk ndax Abdoul Mbaye moo taxoon fii Sénégal ne Idriss Seck xamul dara ndax école ba ma génnee institut ba ma génnee États-Unis moom dafa bëggoon duñ dugg ñu ne ko amu xam-xam doo fa dugg ñaareel bi mooy fii la maître président Abdoulaye Wade taxaw ne Idrissa Seck bu bëggee mu bàyyi ko na génne lu mu denc alal juuju donc ñooñu kuy seet ku wóoluwut jàppale ñooñu fi nga xam ne nag Babacar Gaye wax na keroog ne ministre Aly Ngouille Ndiaye dafa war a génn fi dafa war a dégager moom moo war a dégager xam lu tax parce que moo taxaw si digg télé bi ne man maay porte parole Ablaye Wade ne man maay porte parole PDS bu demee ba ñuy investir élection législative yi fekkee wut si kanam fekkee wut si gannaaw xamul tinul ba ñuy yóbbu ko 25e place wala 20e place kooku moo war a génn parti démocratique Sénégal amul la leçon bu muy wax tey mais nag lu tax ma ragal tuuti Babacar Gaye mooy dafa wax keroog wax ju yéemaane dafa taxaw nit ñi dégg ko télé mu ne moom dafa contre projet Ila Touba loolu c'est dangereux ba pare teg si ne dañ ko waroon yóbbu Saloum. ñu daal di nag wax ci li nga xamante ni teg nañu ko loxo di ay lekk yoo xamante ne nag waree su ko jëfandikoo waaye tamit ay lekk yoo xamante ne kon dañu ko rek daal di copier lu ci mel ne ay contrefaçon yoo xamante ne kon jàpp nañu ko fii nag ci Sénégal brigade de recherche moo def nag liggéey boobee ndax am na loo xamante ne ñu ngi ko doon wax ci jamono yële moo tax nag brigade ba teeloon na jël ay matuwaayam ngir nag mën a teg loxo kon xeeti ñam yooyu nga xamante ne nii kon jàpp nañu ko ay produits alimentaires la yoo xamante ne ña nga bàyyi ko nee nañ ci benn réew boo xamante ne nii dendub Sénégal lii di gendarmerie nag kon moom moo ci lëkkaloo ak service bu commerce bu Ndakaaru jàpp leen ni kon loolee nga xamante ni teg nañu ko loxo ba ñu ko xayma daal lu toll ci 3 junni la ak juróom-benn téeméer ci carton yoo xamante ne ay bonbon la bonbon yoo xamante ne nag bonbon jinjeer la ñu gën koo xam ci Balla Gaye béggee bonbon boobu nag kon du nekkul boo xamante ne fii lañu ko defaree waaye nag
nag danoo ko daal di jël rek kon defaree ko feneen mu mel ni nag kon fii la jóge daal di koy bëgg a dugal nag ci biir réew mi bu weesoo loolu tamit am na yeneen xeetu ñam yoo xamante ni teg nañu ko loxo loolee nag bu ñu ko xaymaa daal ci koppar lépp kon ëpp na kon téeméeri million di dem ki nga xamante ne nag kon moom moo daal di fësal boobee xibaar di commandant Insa Seck bi nga xamante ni kon bu gendarmerie la division communication tamit moo daal di fësal kon bi lépp communiqué dinañ ci dellusiwaat ñu wax nag ci li ñu waxoon ci ponk yi muy nag boo mayul kon xiif gu metti dina am ci bëj gànnaaru réew mi lu toll nag ci ñeenti département kon la ñu jàpp fii ci Sénégal ki ko xamle nag di responsable bi nga xamante ni moom moo jiite bureau d'appui ak concertation bu sécurité alimentaire Soukeyna Chimère Diaw Sissoko kàddu yooyu nag mu ngi ko yëkkatee fële ca diwaanu Ziguinchor loolee nag sax ci teewaayu gouverneur bu diwaan ba ñu teewlu ay kàddoom ci micro Boubacar Diassi. situation nationale bi boo ko xoolee tey mën nañu wax ni que Sénégal yépp nee nañu fii ba mois d'août ñeenti département rek noo nar a nekk en crise mooy Podor Matam Ranérou Kanel parce que foofu boo xoolee taw ba dafa néewe lool ba tax ñoom pratiquement boo seetee seen jur sax danoo jël départ précoce lu ñuy wax départ précoce pour ñëw ci zone d'accueil yi te loolu crise pastorale bi lay gën a touché boo nee crise pastorale aussi da ngay wax crise u ménage yi parce que on verra que ñooñu aussi dañuy am problème te état bi commencé na déjà appuyer population yi nekk foofu pour ñu mën a am lu nu dundee tuuti bañ mbir mi gën a développé. Ziguinchor mën nañu wax que situation bi alarmantul mais warul tax ñu nelaw dañu war a fagaru pour mën a projet et programme yi nga xam ne ñooy intervenir fii ci région bi ñu jéem a xool nan leen di saytoo pour mu gën a mën a jëriñ askan bi. ma ngoog kon niñ ko waxee woon léegi rek muy li nga xamante ni jot nañu ko teg loxo di xeetu ñam yoo xamante ne nga bàyyi ko ci benn réew bu jege lool fii ci Sénégal doon jéem a dugg si fii nag waxoon nañu ko léegi ñu teewlu ci kon ki nga xamante ni moom mooy commandant Insa Seck moom mooy jiite brigade section recherche bu gendarmerie ñu teewlu ay kàddoom. dañ fi jotoon benn xibaar buy wax ne am na produit yoo xam ne dañ koy jëfandikoo di ko lekk. yoo xam ne gars yi dañoo def contrefaçon bi ñu jotee xibaar boobu noonu ñu jot ay endroit yoo xam ne ñun dañ fa teg suñuy élément pour ñu surveiller ko bi ñu ko surveiller aussi gis nañ ne liñ doon wax lu am la parce que ñaari camions yuy jógee ci benn dëkk benn réew boo xam ne jege nañu lool moo yëpp marchandise boobu noonu ñëw bu ko wàcc ci dépôt boobu bi mu ko defee dugg nañ ci dépôt bi xool bi ñu fa duggee gis nañ ne tàngal bégee bi ñuy wax tàngal Balla Gaye bi dañ ko am na contrefaçon boo xam ne mu ngi jógee ci beneen réew pour ba dugg si fii bi ñu xoolee marchandise bi aussi dafa am benn këyit boo xam ne bi bépp lekk bu ñu importé bu dugg Sénégal daf ko war a am moom la ñuy wax déclaration d'importation de produits alimentaires communément appelé DIPA bi ñu duggee gis nañ ne kayit yooyu amu fa woon gis nañu aussi ne am na ay tàngal yu fa nekkoon yoo xam ne yi seen date bi ñu ko waroon a utiliser passé na bi loolu amee ñu lëkkaloo ak waa service du commerce bu Dakar donc def inventaire prix lañ fa carton yi fa fekk jël nit ñi nga xam ne ñii ñoom ñoo doon def jëf ju ñaaw jooju ak marchandise bi yëpp ñu jébbal ko service du commerce bu Dakar. ma nga ko mu nekkoon commandant Insa Seck bu section de recherche bu gendarmerie ñu dem ba diwaanu Ndar ak acteurs yi yëngu ci wàllu caada ñoom nag la ñuy sàkku rek mooy ñu jox leen kon Rogna Sud boobee nga xamante ne ab bâtiment la boo xamante ni fi mu ne nii takk der ya ñoo ci nekk bâtiment boobee nag nee nañ ministère bi ñu dénk wàllu caada moom moo ko moom loolee nag gannaaw ab décret boo xamante ni président Léopold Sédar Senghor xaatimoon na ko ci atub 1977 ñu teewlu Zumba Sow nag la mu xamle leneen mooy nag dëkk ba deena wett ci wàllug caada war nañu fexe rek ba suqaliwaat ko ñu teewlu ay kàddoom ñu gën koo xam ci Samba Sow ci micro Ousseynou Diop Habib Seck. Ndar amatul artiste bu njëkk il y a 10 ans bu fecc bu ma daan am spectacle fecckat dama daan tànn Ndar amatul fecckat amatul waykat amatul dara donc on les compte maintenant sur les bouts des doigts kooku dafa ñaaw te bu ñu gàddaayee ñu ni c'est pas de bons citoyens c'est pas des patriotes waaye nit ki li koy téye mooy lu mu lekk
alimentaire les acteurs ne mangent plus jooy li ñuy jooy mooy gouverneur sunu gouverneur Ndar ak sunu préfet ñoom daal wane nañu ne daal bugguñu Saint-Louis bugguñu Ndar 2007 ba léegi ñu ngi koy jooy ba ñu ni léegi yéen a ko moom ñun moyen bu ko defar rek moom moo ñu téye ñu ngi naan état bi wax na góorgóorlu jooyal nu loolu wutal nu benn projet ak UNESCO ak yooyu yëpp ñu jël roñaa bi daal di koy jox police kooku nag ñun police ci dégg-dégg police ban tur lañ koy wooye force de l'ordre ñun li ma gis mooy force de l'ordre yi dañ leen génne pour que artistes yi comme police kenn ñemewu ko man de ñemewuma police kenn ñemewul police comme ça ñu tëj gémmiñu artistes yi ñun nag duñu ko nangu man Pape Samba Sow du ma ko nangu te luñ ci góobee rek gar parce que ci suñu dëgg la ñu nekk décret bi ñu ko jox ñu ngi ak moom te décret boobu dara dindiwu ko kenn mënul wax ba dindi ko fi. ñu wax nag ci njàng meek njàngale mi jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu njàng mi di Serigne Mbaye Thiam la muy xamal nag jàngalekat yi nga xamante ni ñoom ñooy grève saa su ne nañ ko ne nag tegg ci suuf boobee grève te xool nag jéego yi nga xamante ni nguurug Sénégal mi ngi koy def ci wàllug njàng mi bu weesoo loolu sax gis nañ ni kon yaatal nañu loxo yi tàllal loxo yi ngir nag lal ay waxtaan waaye jàngalekat yi dafa mel ni rek ñoom ñoo dellu ginnaaw ci mbir moomee nee na nag mboolem li nga xamante ne moom la ñuy ñaxtu genn wàll gi yëpp nguurug Sénégal kon taxaw na ci kon jàngalekat yooyu ngalla nanu def seen kéemtalaay kattan ci njàng mi loole nag mi ngi ko xamle ci bi ñu rek lancé programme boobu nga xamante ne ab application la ñu duppee ko Batimel ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdourahmane Diallo. jàpp naa ne kuy liggéey am na ay bëgg-bëgg yoo am yoon may na la nga dem grève waaye li nga xam ne man moom laa jàpp comme Sénégal ñun ñëpp ko bokk. xale yi nga xam ne dañuy jàng ci école bi ay doomu Sénégal lañu ëllëg su fekkee ne ñoom syndicat yi wax nañu ñu dem grève premier ministre bi yilif gouvernement bi yépp jël ci temps lu mat fukki waxtu mu daje ko ak ñoom ay membre gouvernement bi wër ko mu waxtaan ak ñoom ñu pare ci benn soxla boo xam ne bi soxla bu tar la ci jàngalekat yi maanaam li nga xam ne moom la ñuy am ci ndàmpuwaayu dëkkukaay gouvernement bi ne leen fukki milliards ak ñaar danaa ko ci def seet leen nag léegi nan lañ koy doxalee suñu jógee ci loolu pour man li nga xam ne mooy taxawaay bi waroon ci ñoom mooy ñu ne comme ñi ngi waxtaan li nga grève yi ñuy def nañu ko arrêté gum di continuer waxtaan bi ba seet waxtaan bi lan lay jur pour man loolu mooy attitude bi nga xam ne moo gën a responsable jamono bi ñuy waxtaan ñu dem di jàngi ba seet waxtaan yooyu lan lay jur loolu pour man mooy taxawaay bi nga xam ne mooy taxawaay bu rafet te nëbbuma leen ko bi ma toogee ak ñoom wax naa leen ko lu grève bi tar dama bëgg waajur yi élèves yi xam ne gouvernement bi mi ngi continuer di waxtaan ak organisation syndicale yi. bis bi nga xamante ne nag moom la ñu jagleel rajo ak télévision si àdduna wërngal këpp ñu jagleel ko nag xale yi ñoom nag xale yi ci seen jëmmi bopp ñoom ñooy wax nag di soññ rek ñi nga xamante ni ñoom ñooy directeur de programme yi ñu bàyyi xel bu baax a baax xale yi bu weesoo loolu nag war nañu amal ay émission yoo xamante ne ni dafay yeete émission yoo xamante ne nag dañu koy jagleel xale yi loolee mooy seen gis-gis dañ ci ànd ak Cheikh Diop Mohamed Dieng ci caméra bi. ñetti ndaw doon ñoo xamante ne ni ñu safoo télévision lañu ñoom nag ci seen bopp di xam leen ne gisuñu seen bopp ci programme yi nga xam ne jagleel nañ ko télé yi fii ci réew bu Sénégal. li ñuy wan fii ci suñu télé yi ak ñun li ñuy faral di gis ci télé bitim réew yi wuute na man nag ci télé yooyu laay gën a gis sama bopp. Je pense que les chaînes internationales. boo seetloo programme yi nga xam ne ñu ngi koy doxal ñun dañ siy gis suñu bopp surtout lu jëm ci wàllu culture générale. ñetti gis-gis yu wuute waaye. boo xoolee ba ci biir ñoom ñoo bokk bëgg-bëgg. Je regarde. lu ci ëpp damay faral di seetaan ay émissions yu mel ne Génie en herbe ay film waaye tamit ay dessins animés. Des films des Mickey et tout ça. Des émissions de divertissement. bëgg naa tamit émission yoo xam ne dinaa si jàngee waaye tamit dinaa ci féexal suma xol jàng bi nag yenn saa yi rawatina ci wàllu science ndax loolu daf may ma gën a ubbeeku ci wàllu xel. On crée des objets qu'on utilise tous les jours. xale yi nga xam ne ñoom ñoo na mu doon amagum ëllëg di sàkku ci ñi nga xam
xam ne ñoom ñooy responsable yu média yi le ñu daal di leen jox seen wàll ci yile programme. J'allais mettre des émissions qui vont être utiles. bu ma sañoon ñu taxawal ay programme yoo xam ne dina gën a jëm ci wàllu ndaw ñi dimbale ñu ci suñu jàng ñun nag wàññi téléfilm yi ak yenn xeetu théâtre yi ñuy faral daal dañu ko tegal te gën a farlu ci ndaw ñi nañu gën a farlu ci ndaw ñi. Qui pourront nous instruire, des documentaires didactiques. tey jii su ma si doon changé dinaa si coppi lu bari lu ci mel ni li nga xam ne moom moo di film yi daal di ciy teg ay émission yoo xamante ni dafa am solo te ñun xale yi nañ si gis suñu bopp. seen ay bëgg-bëgg daal nañ koy teg ci table bi ba tax ñuy sàkku rek ñu daal di yemale mag ñeek ndaw ñi ci li nga xam ne moom moo di programme télé yi. mu nekkoon reportage bu Cheikh Diop ak Diatou Ndiaye ñu wax nag ca Pekes ak askan wa fa yeewoo ñoom nag ña ngay joxañ baaram rek seenub maire ndax ay suuf yoo xamante ne ñu ngi koy lotissé foofee ñu ne nag maire ba ma ngay def lu dul yoon ci wàllu wee ba tax na nag ñi ngi sàkku daal mu dellu ginnaaw ci mbir moomee doon nañu ko ñaxtu nag ñoom askan woowee maire ba ci jëmi boppam moom nag tuuma yi ña teg ca kawam weddi na ko ba mu set wecc dañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop Sey Latir. di mag ak ndaw ak jigéen yor ay morso yu xonq doxam ñaxtu doore ko ci place bu mag bii di Yandaxeen jubal ci marché bu Pekes. ñii de nee nañ maire bi dafa xëy di dagg ay place ci marché bi amal ay lotissement ba toolu baykat yu bëri daanaka jóg nañu. plus d'une vingtaine de conseillers ñi ngi ci sunu biir donc kon li ñuy wax mooy tey jii lotissement bi nga xam ni maire bi mi ngi koy waajal ngir ni moom. daa yori bor ba amatul lenn lu mu def day jaay suufu Pekes ngir fay koy bor ñun deen taxaw gàtt suñu bakkan ay nit yor seen i buum ak seen i tànk bu nu watee ñetti paa ñëw ni diw sampal fii dootuñu ko nangu léegi nag dañuy interpeller le ministre de l'intérieur moom mi nga xam ni moo yore la sécurité publique di ko wax ni ko ñun waa Pekes taxaw nan te suñu bakkan lan gar ci lii nga xam ni mooy tool yi nga xam ni maire bi nga xam ni amul métier amul dara lu dul politique rek lay liggéeyee bëgg ko def duñ ko def. ndaw ñi de ñi ngi sàkku nag ci kilifa yi ñu gën a leeral mbir mi ñu joxoñ ci ab baaram ab tuuma maire Pekes. du marché bu bees marché bu yàgg la ça date depuis 1923 kon moderniser laa mën a def parce que exemple ay mbaar la woon non damaa bëgg marché am Dakar am Pekes fu waay dëkk ci Pekes ay tool la woon dëkk bi du màgg Pekes population xam nga ñaata la. 3000 âmes ñu ngi Pekes maa leen woo fii dajale leen waxtaan ak ñoom avant ma di ko dagg ban d'accord ne ku ñu ci dagg toolam ak ñu tool bi tool dina la jox benn parcelle wala ñaar mu yóbbu ko conseil municipal ñu approuvé mu jox ko préfet approuvé ko. ndaw Pekes yi nee nañ gar nañ ci seen bakkan benn lotissement du fi am. jaajëfal ko bu baax Cheikh Anta Diop ñu dem ba France wax nag ca salon de l'agriculture ñu jagleen ko wàllu mbay ma nga xamante ne jeex na ci dibeex ji baykat yi nga xamante ne nag ñoom ñoo bàyyi ko woon ca Kër Massar di yëngu nag ca wàllu pomme de terre ba ñoom la ñu wax foofee ca France mooy dañoo am ay jafe-jafe fii ci Sénégal ngir rek jaay pomme de terre bu weesoo loolu nag ceebu mbay ma ñi nga xamante ne ñoo ca yëngu yi tamit àdduna ñu ñoom nee ñu am nañu yaakaar daal ne ëllëg ceebu mbay mi kon askan wi yeewoo fii daañu ko gën a jëfandikoo ndax xëy na xamaguñu njariñ la Ibrahima Camara. baykat yu bàyyi ko Kayar dikk ci salon international de l'agriculture bi bokk na ci lu leen gën a soxal mooy jaay seen pomme de terre dañuy am problème de commercialisation certes l'État mi ngi def ay efforts di arrêter les importations mais ba léegi doyul ñoo aimerait bien que ñu gën a gunge baykatu Kayar yi ndax bu ñu leen gungee vraiment Sénégal dina am autosuffisance en pomme de terre et je pense que bu ñu béyee pomme de terre aussi mën nañ ci lekk ba ko di ko exporter buñ ko amee ay magasins de stockage. mu mel ni waxatu bu dajeek gestu français yi seen xam-xam màcc ci wàllu pomme de terre ñoom ñu bëgg dikk jàpp ci njaayum pomme de terre bi. donc mon métier c'est de venir avec des partenaires français des filières professionnelles. man li ma yitteel mooy ñëw Sénégal ànd ak baykatu pomme de terre yi dimbali leen ba ñu mën a am ay meññeef yu baax mucc ay waaye tamit naka la ñuy fexe ba jaay ko. Et aller vers des schémas d'auto-indépendance alimentaire. C'est l'enjeu fondamental dans les 20 prochaines années. baykatu ceeb yi bàyyi ko ci peggu dexu Sénégal bi ñoom am yaakaar ci bay dundee. waaw tolluwaayu ceeb bi ci vallée bi moom yaakaar naa ni mën nañ ci bañ a waxati lu bari ndax bu ñu waxee comme ni ko président de la République waxee woon bay dundee ñu dem ba bay dundee am yaakaar ne dinañu ko am muy autosuffisance en riz ñuy xalaat ni dinañu ko am ci 2019 bi ñu nekk
balay jeex yaakaar naa ni kon tolluwaayu ak gis-gis ci bay dundee ci suñu réew wax dëgg yàlla am nañ ci mbégte. salon international de l'agriculture bu ren ji toll ci juróom fukki édition ak juróomeel bu ren thème bi mim réew tànn mooy jéego ak mbébét yu Sénégal mën a am si wàllu wi. tàggat yaram 16e de finale Ligue africaine des champions daañu ko amal fële ca Guinée lay doon Génération Foot nag moo ca fas yéene rek kon jano ak Horoya bu FC mu nekk nag jongante boo xamante ne ñaari équipe ku ci ne yaa nga naan da nga def sa kéemtulaay kattan kon ba gagné boobee jongante Horoya FC ma nga xamante ni moom mooy dalal Génération Foot nee na nag 16e de finale bi daal fi nga xamante ne fa la koy amalee mooy ca suufam dana def kéemtulaay kattanam ba am ca ndam Cheikh Tidiane Diawo ci leeral. Olivier Perrin bañ a jàppe Horoya bête noire équipe Sénégal yi. Les statistiques c'est fait pour être menti. Le football. statistique moom du wéy faw mu am fu mu toll. li fi jot a xew donte am na njëriñ waaye man li ma gën a soxal mooy sama équipe. Alimal mi yore woon Gorée dëgg la woo naa ko waxtaan nañu ci li mu jot a dund fii waaye man moom li ma gën a soxal mooy nan lay préparer sama équipe ba daan Horoya. Alimal ou l'entraîneur qui avait Douane avait son équipe avec sa méthode de jeu, ça voilà. Nous on a une autre équipe. Moi ce qui m'importe c'est mon équipe. Comment je peux l'amener à Horoya dans la meilleure condition pour faire un bon match. Horoya xaw a nekk ci pression ginnaaw bi mu ñàkkee ci matcham bu mujj ci championnat bu Guinée waaye entraîneur bi gis ne loolu da leen di yokk motivation. Un des objectifs de la saison. Jouer d'abord les. Ligue des champions dafa bokk ci sunu objectif yi match bi ñu joué Gangan sama équipe nekkul woon ci jouram waaye genre défaite yi dañuy yokk motivation te xam nañu ni dara du yomb. C'était une bonne piqûre parce que ça nous a permis de se remotiver, je dirais, et de se dire que rien ne sera facile. Anna Semou Faye ambassadeur bi toogal Sénégal ca Guinée ñëw ci entraînement champion Sénégal bi ngir ñaax leen. maa ngi leen di ñaax comme ni ñu koy wax ci suñu wolof ñaax leen bu baax di leen ñaanal itam comme ni ma ko waxee sànq parce que xam nañ ne xale yoo xam ne ñu am njàmbaar lañu surtout que nag seen initiative bi nga xam ne encadrement bi ñu leen di defal. di jël suñu doom yi nga xam ne dañoo bëgg nag football ndax Sénégal ku fa dëkk di fa yeewoo jour bu ne nga xam ne ñun dañoo bëgg football ah xëy na am na loo xam ne ndam yu ñuy xaar bu yàgg jotaguñ ci ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu ko waaye comme dañoo bëgg football xale yëpp mu ne ci seen xol kon dafa rafet mu am ñoo xam ne dañoo am xalaat bu rafet bii mun a ubbi école yoo xam ne xale yi dañ cey jàng di fa entraîner mais di continuer itam di continuer def seen njàng ba nga xam ne ëllëg day nekk loo xam ne da leen di yokk. Horoya Génération Foot nara jongante ci talaata ji su juróomi waxtu jotee ci stade du 28 septembre muy match bu nara métti. Cheikh Tidiane Diawo lu jëm nag ci jongante boobee sax ki nga xamante ni moom moo yor kon équipe bu Guinée boobee di ab entraîneur fekk baax fii ci Sénégal Moustapha Seck moom nag àdduna ci nee na nag lii di Horoya FC moom ku ne xam na ni équipe bu am expérience la waaye Génération Foot tamit nangu nañu ne ay gone lañu yoo xamante ni dañoo bëgg am ndam waaye tamit gone yu sawar lañu kon jàpp na ne ci seen sawarte googee daal ñoom bu ñu ci sukkandikoo daañu am ndam la ñu bëgg ñu teewlu ay kàddoom ba tey ci micro Cheikh Tidiane Diawo. Génération Foot nag nekk na équipe boo xam ne am na ay xale tey jii boo ko bëgg comparer ak Horoya am nañu ay expérience bu ndaw tuuti parce que mos nañoo participer ci Ligue des champions bi Génération Foot nag mooy seen première participation mais li ma neex ci ñoom mooy que amul benn complexe bu ñuy wane. pàcc bu njëkk bi comme fii lañ koy joué li ñu war a def rek mooy def seen kéemtalaay kattan pour def am résultat bu baax pour mën a eggale liggéey bi fële. parce que boo xoolee comme ni ma ko waxee léegi Génération Foot am na ay xale Horoya am nañu ay joueurs yoo xam ne ñoo leen ëpp expérience mais match bi dafay am fu muy toll foo xam ni cawarte gi dañu am solo parce que impact physique bi ni ñu koy waxee ci nasaraan dina ci am solo trop. mu nekkoon entraîneur bu équipe Guinée boobee mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci machine baax ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalul jàmm.